Idda Mouride ma nga ca Koungheul benn waxtu du une heure jot na fa waxtu woowu moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. Aminata Lô Dieng ak frère am gi ñu jàppoon tey jii taxaw nañu ca kanamu tribunal atte nañu leen bu nuppi jamono ji la ñuy déglu mooy le tribunal dogal ci seeni mbir fàttali ne lañ leen di toppee bokk na ci tuumay viol couvre-feu waaye te di xëqanteekub alkaati bu nekk ci liggéeyam moom Aminata Lô Dieng ca kanamu attekat ya jéggalu na ci li mu def waaye nag nee na musta xëqante benn yoon ak yooyu le alkaati njiital ONG Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye moom it déglu nañu ko ci xóotalu dossier bi doyen des six moo ko xëy di déglu bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi bàyyee ko ci awakam la mu waxoon da caa jaaraat waaye nee na amul benn yoon boo xamante ne ji yëkkati na kàddu yu tuuma gàll ko ci ndoddal gouvernement bi ci jalgati goog def na ko ci koppar coronavirus gi ak yëngu-yëngu yi ci wàllu njàng mi ndax bokkul ci lii gën a lawal lii di wopp ji ndax it waree su fee jaare gën a yootaan vacances yi ngir mën a may jàngoro ju mu amuk daal ci réew mi ñi ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi dinañ ci joxe seen xalaat ci xibaaru digg bëccëg gi dees na ñëwit ci takkub tay bi mu di limbeek ni ñu ko amee woppi coronavirus yi ak ni mu tëddee ci réewum Sénégal di lekk te doo fay directeur bu kurus bëgg na mu dakk ci université Gaston Berger ba ca Ndar nee na bu ñu ci defaatee lu ni mel tëj université tëj kon restaurant université ba ca la jëm loole mbokk yi moo di taxañu xabaar yi bu ñu ko tàqarñee ba noppi danañu dalal Georges Déthié Diop ci xibaar yi bii ci réew yi Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo koy feelu ngir faram fàcceel ñu tàggat yaram dinaa leen jukki lit as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanu ci gis-gis tey ji liñ ciy waxtaane diggante ñii di takk der ak civil yi jëflante bi war seen diggante loolee moom la ñuy waxtaane li leen di waxtaan wi nag moo di li xew bu yàggul ci diggante ministre de la république ba woon di Aminata Lô Dieng ak lenn ci alkaati yu mu amali ñol-ñol Aliou Ba moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média Oumou Kalsoum li maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. yaa ngi foofee ca tribunalum Ndakaaru ministre de la république ba woon di Aminata Lô Dieng moo ko frère am ñoom lañ doon àtte tey ji nu mbir ma demee. waaw ba léegi ñu ngi fii di xaar ki nga xam ne moo di procureur bi mu joxe dogalam ci ki nga xam ne moo di Aminata Lô Dieng ak raqam bi nga xam ne moo di Mamadou Moustapha Lo moom it ñu ngi leen doon tuumaal ne fan yee dañoo defoon li nga xam ne moo di jéggi yoon maanaam lii di couvre-feu bi. dañ ko bravé woon ak état d'urgence bi ñu jàpp ne nag Aminata Lô Dieng nag moom ci ay kàddu wax na ni moom jàpp na ni def na erreur sax gannaaw ba mu jéggee li yoon tëraloon waaye wax na itamit ne liñ ko tuumaal muy outrage à agent moom loolu jàpp na ni defu ko muy wax ne saagawul wala foqatul kenn ci maanaam ci ñi nekk ca police ba muy wax ne nag mi ngi baalu ci kanamu yoon di jéggaloo ñi nga xam ne ñooñu itamit gendarme ki nga xam ne moo di avocat am nag di Ndeye Fatou Touré moom dafa jàpp ne ci di procureur bi dafa war a doxal li nga xam ne moo di yërmande ci clientam bi nga xam ne moo di Aminata Lô Dieng kii di frère am bi nag dañoo jàpp ne moom dafa amoon dépôt ci permis de conduire am moom it ñu ngi sàkku ci moom yoon daal mu jéggal leen daal waaw. mu ngi noonu Oumou Kalsoum lii danañ ñëw àndaat ak yow ci xam ana lan la tribunal di dogal ci seeni mbir ñoom ñaar ñooñe moo di ministre ba woon Aminata Lô Dieng ak rakkam ju góor ji nga xam ne am lante nañu ak yoon ba ñu leen di yàtte jamono ji. keneen ku nekk ci yoon moo di njiital ONG Horizon Sans Frontières mu di Boubacar Seye tey ji kon xëy nañu ko déglu ci dossier bi doyen des juges moo ko déglu audition ba nag lu gàtt la ci ni ñu ko waxee Boubacar Seye lu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci avocat moo di li nga xam ne waxoon na ko daal bu mu jural ko jafe-jafe yooyu ci wàllu yoon jaaraat na ca kanamu enquête kat ya lu aju nag ci lu mu weddi mooy nee na amul benn yoon yéene yëkkati kàddu yu tuumay jalgati di ko gàll ci ndoddal état bu Sénégal ñu déglu kenn ci avocat yi maître Amadou Diallo lay wuyu ci téléphone Alaaji Njogu Jeen. Boubacar Seye bu sonn bu feebar la ñuy déglu tey parce que déglu nañ ko laaj nañ ko ñu dëggalaat daal lu mu waxoon enquête préliminaire ak lu mu wax ci kanamu juge bi lors de la première comparution mooy bu ñu koy inculpé le 19 janvier passé. Liberté provisoire déposé nañ ko depuis vendredi. bon ñu am yaakaar ni procureur na ci tontu de façon favorable et que dans les prochains jours su dossier bu soobee yàlla en tout cas loolu la ñuy yaakaar. juge d'instruction may ko liberté provisoire ndax mu mujj dem faju ji parce que Boubacar Seye duñ ko yàggee wax dafa feebar yu grave am nañ yaakaar
yor tey gi tàngoon jër ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi ñoo fa doon yëngal te gendarme yi fekk leen fa ak i grenade lacrymogène ngir dakkal seen yëngal googee dem nañ ñoom étudiants yi sax ba gàllan route nationale ba foofe li ñuy ñaawlu bokk na daal ci dogal yi nga xamante ne ji kon kilifa yi université ba jël nañ ko jëm ci ne dañuy dakkal journée sans ticket mu di ngénteel tubaab yi étudiants yi di def ñoom étudiants yi ab assemblée générale boo xam ne amal nañu ko ci suba ca la ñu ñaawloo dogal boobe bàyyeekoo ci directeur bu course leerali Mouhamed Nabi Silla jàmmaarloo dox ci diggante gendarme ak étudiants yi nekk université Gaston Berger bu Ndar gannaaw bi nga xamee ni ndongo daara yi génnoon nañu ci tali bi li ko waral ñàkk ànd bu ñu def ci tëjte restaurant yi gannaaw gi nga xamee ni ñoom nag dañ doon def lii di GST ngénte tubaab lekk te bañ a fay te directeur bu CROUS di Pape Ibrahima Faye jëloon ndogal ngir dakkal lu ni mel dem bi ak dellu si bi daal di dakk sax ci ay waxtu ci yoon wi ba tax sandarma yi egsi ci bërëb bi dindi barrage yi jol leen ay grenade lacrymogène ci jamono joo xam ni étudiants yi ñoo ngi doon fayu ak ay xeer ñoom ci njëlbeen étudiants yi jotoon xamle ci assemblée générale boo xam ni doon nañ ko def ñaawlu gu ñu def ci mesure bi Pape Ibrahima Faye directeur bu CROUS bi jël laata ñuy xamle ndogal la boo xam ni daf leen di gaañ te yàq seen nekkin ci bërëb bi tey nag ñu mën a ragal musiba ci bërëb bi ndax nag grenade lacrymogène yi takkarnaase na lool ci bërëb bi ba tax yenn ci étudiants yi mujje sax laqatu ci biir université bi ci jamono joo xam ni sandarma yi option bu wér la ñu jël ngir fexe ba dem ak dellu si bi mën a yemb ci route nationale 2 boobu RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. loolee am ci université Gaston Berger bu Ndar njiital centre régional des œuvres universitaires et sociales bu Ndar di CROUS Pape Ibrahima Fall xamle na ne la mu xañ daara ja bokk na ci manque à gagner bu mat $1 milliard daanaka ak genn wàll mu ne nag loolee bu dakul ci tëj restaurant université ci la ñu jëm tey jii la xamle lu ne mel ci RFM moo ne woon ganu RFM matin moom Pape Ibrahima Faye. boo jëlee mois de septembre mois de décembre pratiquement ñoo ngi ci perte 175 millions en recette interne mais ci période boobu tamit fay nañu pratiquement 1,117 milliard de francs CFA aux repreneurs parce que ci biir restaurant yi bu ñu fàtte loolu état Sénégal moo koy gérer dañuy contractualiser ak ay repreneurs ay privés yi nga xam ne ñooy toggal étudiants yi donc ci année 2020 bi perte nañ ci pratiquement 1,117 millions yi nga xam ne fay nañ ko repreneurs yi en recette pratiquement 175 millions dem na ci boo jëlee ci année bii ñu dëmmal muy 2021 luñ ci perte gum mooy 40 millions de francs CFA parce que le 3 ba le 1er février dañu déclenché woon benn mouvement à chaque fois di reconduire li nga xam ni moom mooy journée sans ticket yooyu ñu tuddee que ngénte tubaab. léegi lan moo ci solution ndax yéen a ngi xalaat solution radicale maanaam comme que yéen respecté lu leen sàtt yi ngeen tëj wala ngeen xool ni ngeen def ak ñoom lan moo ciy pexe fi mu toll nii. non c'est très simple xam nga loo gis ci àdduna dafa am da nga am ay droit comme yow da nga am ay droit mais à côté da nga am ay devoir. restaurant yi mooy que kuy dugg da nga war a fay sa $20 dërëm loolu dem na ba nga xam ni jéggi na dayoo mais nangoo too fay kañ kon restaurant yi kañ mënatul produire moom moo tax ñu ni léegi dorénavant à chaque fois que étudiants yi jàpp nañ ni ñaxtu bi dafa leen jaral ñu dem ci biir restaurant yi te duñu fay ñun tamit donc suñu devoir mooy ñu tëj restaurant yi ba nga xam ni ñoom daanu fay ñu tëjil leen ko c'est aussi simple que cela. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. waxtaane coronavirus bi ak tolluwaay gi ci réew mi tey ji bilan bi wax na 200 fukk ak juróomi doomi aadama yu amee coronavirus ci ñooñee yëf ya kon ak na mu tëddee juróom-ñeent fukk ak juróom-benn maanaam 96 yi ay cas contact lañu. ay cas contact lañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeente di ay cas communautaire ci cas communautaire rek la ñu ca nemmeeku moo di ñaar fukk ak ñett yi ña nga jugee Kaolack fukk ak juróom-ñaar jugee Touba am na fukk ak juróom-benn yooyu diwaanu Kees fa la ñu jugee Kees googe centre de traitement épidémiologie ba ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène foofee lu ñu seetlu moo di jamono ji la ko sëkkatal ci ñu war a faj jéggi na dayo lu ni mel taxit ña fay faral di faatu doy sëkk ab takk ngir ña fajkat yi ca boobile diwaan yëkkati seen kàddu di yëglu loolee taxoon ñu xëy amal fa ab reportage foofee ca CTE ak salle hospitalisation Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci salle de surveillance bi fii ay waa kër docteur ñoo fi taxaw di xool nag ñi am doomu jàngoro yi di coronavirus nekk ci yeneen salle yi
professeur Madoki Maguette Diop ñu ànd ak moom mu ñuy xamaleeg salle bi. Là on les surveille avec la caméra vidéosurveillance. ñii tëdd nii seen jàngoro yi dafa gën a jéggi dayoo. Ils sont tous fatigués ces quatre là. Voilà les quatre oui. Mais les uns plus que les autres quoi. kii tëdd nii moom dindi ngeen masque ba pare. non il a toujours son masque. day feeñ seen dënn daf leen di fàtt. te loolu moo gën a graaw si feebar. di dugg si biir. appareil bi kii oxygène bi moo nekk nii. c'est miracle. central quoi c'est au niveau des poumons que ça se passe. am na ay mag ak yi ndaw. on a de tous les agents. c'était bi muy tàmbali si deuxième vague bi dañoo adapté woon def 15 lal pour cas grave yi 15 lal yi dafa fees chaque fois dañuy am liste d'attente am ay malades yu sonn yoo xam ni dañuy xaar kenn génn te mënuñu génne malade fekk wéerul te am nañu nekk di xaar ci biti. que week-end bi am nañ 5 décès ba léegi am na ñoo xam ni pour ñoom gëmuñu corona dañuy foog ni sax ñun dañ ko inventé. ñi nga xamante ni ñoom ñooy faj waaye feebar yi. nee nañ dañoo nekk ci ay jafe-jafe. Mamadou Seck di infirmier moom moo yor seen kàddu. cuisine moo ñu jox lekk parfois lekk yi ñu indi ko mu manqué soit ci côté patient yi soit ci côté personnel bi. ñu ngi fii depuis le 31 avril. ndàmpaay yi moom gënuñu ko jot depuis mois d'août. loolee tax nag ñu ci bëri fii ci diwaanu Thiès jóg ne dañ leen di jàppale rawatina waa fondation Amadou Dieye Awa Xol Dieye présidente de la fondation. joxe nañ fi ak ndimbal ngoo xam ne dafay jëm ci seen jumtukaay yi ñu soxla ci seen liggéey. fii ci diwaanu Thiès de feebaru coronavirus mi ngi fiy lëmbe bu baax gën naa jéggi dayoo. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta des ba loogi ci feebar boobekk l'école bi élèves yi nekk ci vacances war a kon delluwaat ca njàng ma semaine bi la ñuy dellu ci cours yi mu di altine ji di ñëw ñu war a nag dellu ci l'école ci jamono joo xamante ne ji moom ka coronavirus yi mi ngi gën di bari ci Sénégal laaj bi di ndax dee su wéyal vacances yooyee ngir may jàngoro ji mu axtandi ko mën a ànd ak kook daal lu ne mel laaj nañu ko ñi seen xam-xam màcc ci wàllu jàng ak njàngale Kumba Sanjaan Fay lañ ci tontu. il faudrait que waajur yi ñu téye xale yi ci kër yi. jël ay vacances lu tolloog ayu bés gannaaw càmbaraat ca calendrier jëm ci wàllub njàng mekk njàngale mi bi ñu amal seen ñàkk dem l'école day tax ba virus bi ni mu doon lawee wàññeeku wala safaan wa docteur Ousmane Gueye moo jiite SNEIPS bokk ci ministère de la santé di tontu lii. boo xoolee seen lim nee nañu presque lu toll ci 4 millions ci doomu aadama ci Sénégal ay élèves lañu. donc élèves yooyu bu ñu toogee kër ga vraiment dina dimbali nit ñi pour ñu mën a téye doomu jàngor bi mu bañ a law ci askan gi bu ñu leen dindee ci rassemblement école ñi ñëw koñ ba di rassemblé wu loolu du indi benn jeexital pour mbir mi vacances yi opportunité la. naam am na solo yooyee bëx wante bu yeboo ñu def ndànk ndax jamono ji ni virus bi di lawee dafa doy waar ki jiite kuréel gi ëmb waajuru ndongo yi di woo waajur yooyee ñu gën a bàyyi xel ci nekkinu seen doom yooyee jamono ji nga xamante ne demuñu l'école Abdoulaye Fane. du caagin ne nag aussi dañ leen di jël rek dal leen ñu bàyyi leen ci kër yi ci mbedd yi ñuy taxawaalu ba dal di jël doomu jàngoro bi dal di koy wasaari seen i kër. li gënoon moom mooy ñu nekk ci classe yi parce que ñun am nañu yaakaar ne ñu nekk ci classe yi moom moo gën a wóor ñu leen di surveiller bu fekkee ne comité dispositif yëpp mu ngi en place waaye nag comme loolu mënul ñàkk ñu dal di noppaluku baax na ci invité waajuru ndongo yi ñu gën a bàyyi xel mbir mi une semaine rek la bu ko defee ñu reprendre cours yi. ci semaine bi Sénégal mës na enregistré ci benn bés bi lu tollu 4 téeméer ak ñeent cas jamono ji nag nga xamante ne ndongo yi dañu jël bëx laaj bi samp di ndax duñu nekk ci mbedd mi bañ a toog seen kër ba bañuy tàmbaliwaat jàng ngir mën a moytandiku daal di am ci virus bi mbaa di ko joxe. Kumba Sanjaan Fay ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg ba ceegi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. diwaanu Kolda lu ñu jëm waxtaane feebaru pays bi ne ba ñu fa déggee ne am na ñu fa pays boobu ba léegi ñu bari ci ñoom ci jaaxle la ñu nekk ku ci toog ci nen daanaka du tooñ li ñuy leen di gën a ëlëm nag moo di dem beeg dikki beeg ni mu mel ca boobu di diwaan ci jamono ji nga xam ne nee nañu pays am na ca tig-tigal googee li ñu bëgg moo di ñàkk boo xam ne dana leen ci mën a aar ngir seenum xel mën a dal Abdoulaye Diallo. ak jamonoy mbas mi lëmbee Sénégal bu beneen feebar bu mel ni fièvre jaune maanaam pays yi yokkoo ci lii mu doon luy jur njàqare ak tiitange ci askanu Kolda. jaaxle kay jaaxle bu baax a baax dolli ci lu ñu gënoon a jaaxle parce que ñu ngi naan mbas mi boobu jógeegul muy amaat rak boobu beneen problème la parce que loolu day tiital population bi bu ñu nee fièvre jaune ñu ne la corona fi mu toll ni moom ñun njaboot yi jaaxle nañ. dafa tiital nit ñi jaaxal nit ñi parce que fi mu nekk soriwul du ay milliers de kilomètres ay centaines de kilomètres la nekk fii mi ngi Kidira wóorul te day rey. day sonal nit. non fu ñu toll nii kay ñu ngi tiitu ñu si ne dañu gën a jaaxle sax. jaaxle boole ci tiitaay.
parce que boo xamee ne amuñu les moyens amuñu doole boobu noonu te xamuñ aussi naka la dañuy gën a tiit parce que comme corona baa ngi fii d'abord. mu waral ñuy ñaax askan wi ndax ñuy gën a moytu. te fi mu toll nii di ñaax njaboot yëpp ñu gën a farlu parce que ñun fi mu toll nii ñoo mun a aar suñu bopp aar suñu njaboot bu ñu xaar kenn ci lenn. li gën a wóor ñu ñaax nit ñi pour que maladie bi bañ a yegg ci ñun. ñuy ñaxtu it ci nguur gi ngir ñu ñàkk nit ñi balaa dara di xew. ñu ñaan leen ngeen ñu def ngir yàlla ak yonent bi. zone sud est bi nañ ko vacciner. ñuy gën di ñaax mboolem waajur gone yi ndax ñu gën a sàmm tu tànk yi rawatina ci jamonoy vacances scolaires yi ñu nekk nii. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. feebaru pays boobee Awa Mbaye waxtaane na ko ak docteur Ndiaye ak docteur Danfakha ay médecins la ñu nekk ci diwaanu Kidira ak Kédougou la ci am na luñ ko ci leeral. man maay docteur Dame Ndiaye man maay médecin chef bu hôpital bu Kidira. jot nañu wàññi ñeenti nit yu amee jàngoroy pays foofee ca diwaan ba docteur Dame Ndiaye nag di wax paj mi nan la demee te lépp mi ngi tënku rek ci fexe ba woyofal lépp luy màndargay jàngoro ji. ñeenti cas yëpp jëlee leen en charge donc ñaari cas yi dañu mujjee décédé maintenant pour traitement bi mën nañu wax ne traitement bi ñaari fànn la parce que fièvre jaune amul traitement boo xam ne day faj carrément fièvre bi mais traitement la boo xam ne dañu xool mandarga yi nga xam ne moom la malade bi feeñal yooyu la ñuy traitement bu dee bopp buy métti la ñu jox ko luy faj bopp bu métti bi de woccu la ñu joxe luy faj woccu bi ak yooyu noonu mais amul traitement boo xam ne day rey doomu jàngoro bi parce que c'est d'origine virale. ci Kédougou moom benn cas la ñu am. docteur Fodé Danfakha médecin chef district sanitaire Kédougou. moom mu yokk ci ne seen malade boobu dañ koo teel a nemmeeku. macha allah cas bi ñu fi am bi nga xam ne cas simple bi la dañu ko defal traitement et que mu dem këram ba ni mu wéree donc tout mi ngi dépendre ci malade bi ban stade la ñëwee donc su nekkee dafa ñëw bi nga xam ne moom la ñuy wax stade de début bi nga xam ne day yor ay signe grippe wala sibiru bu boobaa traitement bi ñu naan symptomatique c'est-à-dire dañ koy jox ordonnance et que dina ko mën a jël à domicile du nécessité hospitalisation bu ñëwee nag stade bi nga xam ne day nekk stade bu grave muy nàcc wala muy wàcc deret bu boobaa nag day laaj ñu hospitaliser ko et day laaj mesure yu gën a drastique ay mesure même de réanimation. jàngoro pays boo ko amee mandarga yu oyof ñu bàyyi la sa kër di la saytu bu boobaa du ñu yem rek ci garab yi waaye dañuy fexe ba njaboot gi ñoom itam sàmmonteeg lépp luy fagaru docteur Danfakha. dee ñu am résultat yi rek li ñuy njëkk a def mooy dem ci environnement fi mu dëkk xool kër gi est-ce que am na foo xam ne yoo bi nga xam ne mooy joxe feebar bi mi ngi fay développé ñu détruire ko su fekkee ñi nekk ci kër gi du ñuy tëdd ci moustiquaire ñu jox leen ay moustiquaire sensibiliser leen pour ñuy tëdd ci moustiquaire. jàngoro pays lu jëm ci paj mi lu ñuy gën a teel a saytu maladie rek résultat ci paj mi gën a baax. RFM rajo askan wi. kàngam yi ñu tànn sant leen ngir ñu saytu ak càmbar fichier électoral bi ak it mën a xayma processus électoral bi tànn nañu leen ñu war a door seen liggéey ci lu yàggatul dara liggéey yi ñu war koo amal ci diirub ñetti weer bu weesoo àpp boobee kilifa yi war a mën a sóobu koon ci élection locale yi xamit kañ la ñu koy amal ñi ngi ci wàllu politique bi ak ñi fara ci société civile yi gis ne élection yi locale war a mën a am la ci réew mi ci at mi ñu nekk waaye nag ci kaw lu aju ci délai yi ñu fixé ñu xoolaat ko bu baax a baax Adja Binte Diallo def ci gëstu. pour élection locale yi mën a am 2021 faaw ñu wàññi temps bi nga xam ni yenn opération électorale yi moom la daan diire noonu nag la Cheikh Sarr toogal majorité présidentielle bi ci dialogue politique bi ak Saliou Sarr toogal opposition bi ci biir dialogue googule noonu la ñu gisee. comme dañu ne woon bu audit beeg évaluation bi jeexee commission politique dialogue national bi dina gisewaat pour waxtaan ci li nga xam ne mooy li ñuy woowee consensus bi li nga xam ne ñëpp d'accord nañ ko. war nañu ko mën a xool def ko ci délai yu gàtt pour que ñu teel ko pare bu ñu ko paree mën ko yónnee gouvernement bi nga xam ne da koy def projet de loi yóbbu ko assemblée nationale pour ñu dugal ko ci code électoral bi. loi actuelle yi ak décret yi dafa am ay délais yu mu si joxe comme nag ñun ñoo bëggoon dem def audit ñun ñëpp avant ñu dem élection buñ ko dee def délai yooyu dans tous les cas comme dañ ko war a wàññi dañu war a revoir le code électoral mais donc mën nañu wàññi délai yi bu fekkee nar na poser problème pour rester dans l'année 2021 loolu moom mën na nekk bu si acteurs yëpp jubloo surtout état bi donc mën naa nekk. Djibril Ñing bu société civile moom itamit ma nga ca biir dialogue politique bi nee na wàññi tàng bi mën naa ne waaye lépp nag nañu ko teg ci li code électoral bi wax. opération yi nga xam ne ñooy jiitu organisation élection bi ci boppam war nañu jël gën gaa néew juróom-ñetti weer te bu ñu paree
xoolee ci audit bi ak évaluation bi déjà dinañu toll ci mois de avril donc kon danañu weesu diir boobu nga xam ne moom la ñu jàppoon maanaam 28 mars 2021 kon li ñu war a xam mooy l'essentiel mooy que ñu des di tënku ci esprit code électoral bi ci article L266 bi nga xam ne mooy wax ne bu fekkee ne dafa am cas de force majeure alors ci at mi nga xam ne jàppoon nañu ci élection yi ci weer wi nga xam ne jàppoon nañu ci élection yi mënees na ko toxal waaye waruñoo génn at mi nga xam ne ci la ñu jàppoon élection yi. acteurs yi daanaka ñoom ñëpp a déggoo si ne élection yi mën naa am ci 2021 bii waaye nag faaw ñu jaar ci audit bi jaar ci évaluation bi jaar ci déclaration de candidature yi jaar ci yeneen ak yeneen laata benn élection di am ci réew mi. Adja Matasi Binta Diallo. RFM bitim réew. Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Maodo Mouhamed Ndiaye. ñu doore xibaari biti réew yi ak la xew ci réew Mali camp militaire bu Boni nee nañu dañu ko songu tey ji ci suba. ñu ne ab congu xaw a doy waar la sax loolee la yéenekaay yi wala site ya ca Mali xamle ay tir à l'arme lourde la ñu dégg bi 6 heures du matin jotee la ca topp nag moo di ligne téléphonique yëpp ñu brouillé leen camp militaire bu Boni mu ngi soriantoog Douenza lu toll ci juróom-ñeent fukki kilomètres. ci Finlande am na ab layo boo xam ne xëy nañ ko fa tey ji waaye mi ngi ñeel kook newoon nañu jamono dafa jiite woon i rebelle ca Sierra Leone. Gibril Massakoy lay wuyoo ñu ngi koy toppee crime de guerre aggravé et crime contre l'humanité yi nga xamante ne def nañ ko diggante 1999 ak 2003 jamono jooju nag mu yoon nekkoon ab kilifa front révolutionnaire uni ab milice wi nga xamante ne milice Sierra Leone la Sierra Leonaise ki ko jiite di caporal Fodé Sanko jege woon chef de guerre bi di Charles Taylor mujjee woon nekk sax ab mu woon nekk njiitu réewu Libéria. Gibril Massakoy moom mu ngi dund Finlande atub 2008 ba léegi ci mars 2020 lañ ko teg loxo gannaaw ab mobilisation ONG waaye nag moom weddina tuuma yi. ñu dem ca Centrafrique coalition bi faree ci kujje politique gi ñoom génn nañu ci élection locale yi législative ya ñu fay nësër. nee nañ élection yooyu dara jaaru ci yoon càcc kese lañ ci nemmeeku woon te itam li leen jaaxal moo di seen requête en annulation premier tour ba dañ ko gàntal ñu ne ci ab communiqué coalition boobu ne ñoom daal li leen bett moo di benn leaderu kujje gi jàllul ci premier tour te kenn rek la ñu bàyyi mu jàll ci second tour ba ñoom nag li ñuy sakku moo di ñu niilal élection groupée yooyee cour constitutionnelle nag altene la annulé yenn résultats yi premier tour ya ci fukki circonscription ak ñett ci téeméer ak ñeent fukk. police bu Birmanie kan la plainte bi moo di Ansai Suki moo jiite woon réew ma foofu ñu ne nag dafa importé te jaarale ko yoon ab matériel de communication loolee tax sax ba dañ koy teg loxo fii ba fukki fan ak juróom ci weeru février ngir wéyal enquête yi police ne ay rajo tooki wooki la ñu fekk ca këram ca capitale ba gannaaw bu ñu fay def ab perquisition rajo yooyee ñu ne day leen importé te jaarale wu ko yoon de itam di ko jëfandikoo l'armée bu Birmanie nag moom jël na nguur gi altine gi ñu weesu teg loxo ki nga xamante ne moo di prix Nobel de la paix ba woon tribunal nangu ñu téye ko maanaam détention provisoire diirug fukki fan ak ñeent. pandémie Covid-19 maanaam mbas mi expert yu OMS ñoom demoon nañ tey ci suba nemeeku ji institut de virologie bu Wuhan foofu ca Chine loolee nag ci enquête bi nga xamante ne ñu ngi koy def ngir xam virus bi fan la jógee institut boobee njiitu réew Amérique ba woon Donald Trump da leen joxoñoon baaraamu tuuma ñu ne ñoom ñoo bàyyi virus bi mu law ci biir adduna gi AFP xamal ñu ne expert yooyee nag def nañ ci institut boobee lu toll ci ñeenti waxtu waaye biñ fay jógee defuñ benn déclaration. xam nga ne sauvé naa la kon baax na. waaye maa la sauvé. RFM Sport. dikk dal ci tàggat yaram gi dalal Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. Cheikh ñu doole kook derby boo xam ne ñoo ngi koy xaar tey jii ci ngoon ci demi-finale yu CHAN ci wàllu football. diggante Mali lay daal di doon ak Guinée ci CHAN bi nga xam te ñu ngi koy organiser foofule ca Cameroun ci demi-finale lañ daal di toll match googu danañ ko amal ni ki tey jii ci bu 15h jotee geneen demi-finale gi nag diggante Maroc mi nga xam te ni moo di équipe championne en titre lay daal di doon ak Cameroun mu ko daal di organiser 19h dañ siy déglu sax njàngatu Cheikh Gueye di suñu di doomu Sénégal doon itam entraîneur bu AS Kaloum di club première division ci Guinée.
ñu gis équipe bu Mali boo xamante ni moo gën a baax si équipe yi fi ñëw sur le plan défensif encaissé wul lu bari ñu gis tamit ni équipe bu Guinée mooy équipe bi nga xamante ni moo ëpp ay bit kon ñoom ñaar bu ñu dajee équipe bi nga xamante ni daal jàpp nga ni mën nga def ba nga xam ne nga am équilibre sur le plan défensif ak offensif mën nga gagner match bi mais match bi aussi clé match bi mooy si côté yi ndaxte équipe bi nga xamante ni moom mooy Guinée dafa nekk équipe boo xamante ni côté de prédilection mooy côté gauche équipe bi nga xamante ni moom mooy Mali côté de prédilection nekk côté bi nga xamante ni moom mooy côté droite kon boo gisee loolu mooy doon ñaari côté yoo xam ne dañuy xaw a jàkkaarloo ba nga xamante ni équipe bi nga xamante ni mooy gën a mën a génn si match bi mooy équipe bi ñàkk def ay perte de balle si côté boobu ak équipe bi nga xamante ni saa yoo récupéré balle di nga mën def say transition yu baax dina doon match boo xamante ni contrairement ak match bi nga xamante ni mooy Cameroun ak Maroc dina doon match boo xamante ni war na mën a ubbeeku ba nga xamante ni war nañ si gis ay but aussi Maroc Cameroun équipe la bi nga xam Maroc mooy équipe bi nga xam moo jël coupe bi mujj bi di CHAN bi Cameroun nekk pays organisateur kon dina nekk match boo xamante ni dina war a nekk match bu neex mais damay ragal mu nekk match boo xam tey xaw xat ndaxte ñëpp xam nañ ni Cameroun suba du nangu dem fekk marocains yi si kaw si sama yaakaar parce que marocains yi gis nañ mu nekk une équipe très joueuse ba nga xamante ni fekk leen si kaw aussi du doon solution pour Cameroun c'est que dire que Cameroun minute yu njëkk yi tey am solo trop si moom pour mu xaw teey xaw xaar marocains yi si bloc boo xamante ni média baa lay doon ba nga xamante ni marocains yi duñ mën a dugal teel a dugal bu fekkee marocains yi teeluñu dugal ak soutien bi nga xamante ni moom la Cameroun di am si public am mën na am dara si match bi nga xamante ni moom mooy doon diggante Cameroun ak Maroc. ginnaaw loolee ñu waxtaane footballu Angleterre ak li nar a leer tey ci diggante Liverpool ak Manchester City tey ji match ñuy football match yu taarix di jàpp la. waaw mi ngi noonu ndax ñoom ñaar ñëpp seen bébét mooy fexe ba bokk yi nga xamante ni ci équipe yi nga xamante ni plutôt bu championnat bi jeexee dañ leen daal di lim ci yoon googule nag faw rek ñu daal di am ndam ngir bañ ku leen roppi ñi nga xamante nag ñoo di waa Manchester City ñoom danañ daal di taseek ñii di waa Burnley ci bu 18h jotee moom nag moo féetee jamono gi sax ci bopp raw gàddu gi Manchester City ci googu la waxtu tamit 18h diggante Leicester ak Fulham Leicester ñoom ñu ngi féetee si ñeenteel place bi ci classement bi waaye bu loolu weesoo 19h30 Leeds United dana tas ak ñi di waa Everton Liverpool bu Sadio Mané féetee si ñeenteel place bi ñeenti poñ dox ci diggante ma ko féetee ci bopp raw gàddu gi ñoom tey jii ci ngoon wala bokk ci guddi ci bu 20h15 jotee seen digg ak Brighton lay daal di doon geneen waxtu itam geneen jongante kon ko ci googu la waxtu diggante Aston Villa lay daal di doon ak ñi di waa West Ham United championnat bu France ñoom ñu ngi seen 23e journée tey ji ci ngoon 18h Lille dana daal di tas ak ñii di waa Girondins bu Bordeaux googule waxtu yi tamit diggante Metz ak Montpellier danañ ko daal di amal Lorient moom dana fekk ren ca dëkkam Strasbourg di tas ak ñii di waa Brest Reims ak Angers deuxième série rencontre yi nag dañ ko daal di amal ci bu 20h jotee Lyon moom mu féetee si ñaareelu place bi moom dana fekk Dijon ca dëkkam Paris Saint-Germain féetee si ñetteelu place bi diggam ak Nîmes lay daal di doon ca Parc des Princes derby bi nag diggante Monaco féetee kon bokk si ñetteelu place bi ak Nice lay daal di doon Lens ak Marseille itam dañ daal di jogante ni ki tey yi ci ngoon ci bu 20h Saint-Étienne itam dana daal di sóobu ci jogante yi ci bu 20h jotee diggam ak Nantes kon boog moo di jogante 23e journée yu championnat France yëpp ni ki tey jii ci ngoon lañ koy daal di amal njaay. des ba léegi ci wàllu football waaye gi yoon ci Italie ak ca Espagne ñoom it am nay max yu ñu war a football tey jii. waaye coupe la lay daal di doon ca Espagne coupe du roi quart de finale bi ni ki tey jii ci ngoon diggante Levante lay daal di doon ak Villarreal ci bu 18h jotee 20h diggante Grenade lay daal di doon ak ñi di waa FC Barcelone ca Italie ñoom itamit dañu amal lii di demi-finale aller coupe nationale ba ci bu 19h45 jotee di match aller bi diggante Napoli lay daal di doon ak ñi di waa Atalanta ni ki démb Juventus de Turin ci demi-finale aller bi mujj naa am ndam 2-1 ci diggante mag ñi di waa Inter de Milan seen ñaari bit yëpp ku ko dugal moo di Cristiano Ronaldo. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Théâtre national Daniel Sorano ña fa doon liggéeyee atum 1996 ba 2009 nga xam ne versement IPRES bi ñu waroon ak ñoom defuñu ko woon dees na leen ko defal li ko mën a may nag moo di téeméeri millions yu manqué juróom-ñaar yooyu njiitu réew Macky Sall yëkkati na ko teg ci taabal ji jébbal leen ko ngir ñu régulariser seen cotisation IPRES mu di lool artistes yi mu ñeel ba ñu ko yëgee mbégte mu yaatu la ñu ci àndal Barthélémy Mbissane Ngam. li wolof di wax ku muñ di nga muuñ loolee ña nekkoon ay liggéeykat ca Sorano duñu ko weddi ñaar fukki at a ngi nii ñu toog di xaar ñu fay leen seeni pension diggante atum 1986 jàpp 2009 léegi nag sotti na daañu jot seeni koppar Abdoulaye Koundoul di directeur Sorano. kuy liggéey ku nekk yaakaar naa boo demee ba yegg retraite yaa ngi am yaakaar am pension donc bi ñu ñëwee aussi fekk fi dossier bu mel noonu nga xam ne mi ngi bëgg a yàgg ñi fi nekkoon 1986 ba 2009 dañu xool ne lañ leen doon tàgg
ci seen salaire war ko joxe IPRES yeggul fu mu waroon yegg ñu def liggéey bi def évaluation bi jox ko ministre mu jébal ko président moom it mu xool jàppale théâtre bi ci loolu joxe lu toll ci 93,6 millions jox ko théâtre bi pour ñu dem régulariser cotisation bi au niveau de l'IPRES loolu aussi théâtre bi def na ko xaalis bi yóbbu nañu ko déposé kii bi mu des nag ñu xool liste ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ci war a bénéficier waaye bi ñu ko xoolee am na ñoo xam ne ñii am nañu seen i contact am na ñoo xam ne ñii seen dossier mat na mais am na ñoo xam ne ñii aussi seen dossier matuloo. ñoom ñi nga xamante ne ñoo war a jote pension yooyu lenn la ñu war a def jël seen carte d'identité ak benn kayit bu firnde ne nekkoon nañu Sorano li ko dalee 1986 ba 2009 daal di ko yóbbu ci service administratif yu Sorano su ko defee ñu mun leen a recenser ci noonu sax la Sorano daal di lancer benn opération ngir recenser ñëpp ña fa nekkoon opération boobule tey lañu ko tàmbali fas ko yéene wéyal ba ñaari fan ci weeru mars ñi nga xamante ni ñoo war a jot ci koppar yooyu nag di ko rafetlu rawatina ci jamonoy crise sanitaire bi nga xamante ni tax na ba njaboot yi nekk ci coono gu métti Babacar Diop di délégué personnel bi. loolu dañ koy sant di ko gërëmee président de la République mais aussi di ko gërëmee nouvelle direction bi nga xam ne nii ñoom ñëw nañu donc c'est des arriérés de Riblès yoo xam ne nii depuis 86 la jusqu'en 2009 mais mu concerné deux groupes ñii dañoo demoon agoon à la 9e catégorie di waroon a bénéficier wu seen IPRES cadre ñi ci des waroon bénéficier wu seen régime général donc ñoom ñaar ñëpp ñoo am un problème ñii jëlul leen en considération ñi ci des versé wul leen ak d'autres ñoo xam ne nii dañ leen a déclaré wul donc direction bi directeur bi ñëw ni moom loolu lii ba fu fi nekkee dafa yàgg donc il faut que ñu trouver solution par rapport à ça donc il a convoqué une réunion ñu waxtaan ci ba ñu juboo koppar yooyu du rek personnel administratif bi moo ko moom mbooleem artistes ya fa newoon ci diggante 1986 jàpp 2009 ca la ñu bokk ñëpp ci la ñu bokk artistes yi ñoom Soda Mama ñoom Daaro Mbaye ñoom Kinelam artistes yu jëkk yëpp ak ñi fi jaar ñëpp da nga xam ne jëloon nañu seen IPRES nañu jege direction bi pour que ñoom ñi rek mën leen a régulariser totalement ñu jëm jëli ji seen xaalis. lii lépp wane ne nag ca Sorano moom maintenant harmonie moo fa nekk arrangé nanu musique bi mu baax diggante kilifa ya liggéeykat ya ak artistes ya. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole. ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf joote ci kaw joote ci suuf joote ci diggante bi l'observateur nee nañu ci fi la Sénégal toll ubbil yéenekaay bi mbas mi ngi fi ñuy seet nuñu ko basee mu jóge fii ca la ñu déggee woppi grippe aviaire gi am ci réew mi ñu ne déet na waaye nekk ca di ko lijjantee ca la ñu déggaatee beneen épidémie mu di épidémie feebar son maanaam feebaru pays docteur Ousmane Gueye coordonnateur bu SANEPS di xam ne ci biir l'observateur ne juróom-ñetti cas feebaru pays la ñu nemmeeku ci réew mi ak ñaari doomi aadama yu ca faatu cas pays yooyee ak nañu tëdde mu ne moo di gis nañu kenn ku pays ca Touba ca Saraya ca Ciloñ ak ñeent ñu pays ca diwaanu Kidira waaye fa la bilan ba yamagum ndax ba démb rek diggaatuñu keneen ku feebaru pays bi tëral ñu tëral journal l'Observateur yëkkati Le Quotidien fekkaat fa xibaar ba ci xëtamu njëkkam li mu ñu bindal moo di feebaru pays bi ñëw na dolleeku ci coronavirus ba grippe aviaire gi fi nekkoon pays bi jëlagum na xaat ñaari bakkan ci réew mi Vox Populi dëggal ko ba xamal ñu ne ginnaaw Covid-19 bi pays bi dikkaat na ci réewum Sénégal ba tàmbali fee faat ay doomu aadama juróom-ñetti cas feebar son moo feeñ ci réew mi ba waral ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ci diwaanu Kidira La Tribune nañu jafe-jafe wér-gi-yaram di crise sanitaire gu yone boppam ci anam yu bari moo am ci Sénégal coronavirus bi fii grippe aviaire bi fee pays ba fële te ñetti jàngoro yooyu yëpp ay xeeti jàngoro la yoo xam ne dañoo gaaw ci wàlle journal bi dolli ñu ci ne bakkan yaa ngi dëkkee rot ci réew mi personnel de santé bi mel ne ñu ci néew doole leneen lu mu jur ne ay conséquences yéenekaay bi nee nañu moo di réew yu ñu wër fare ci sous-région bi ñu bari ci ñoom ñemeetuñoo jëfandikoo ginaar yi jóge Sénégal ndax grippe aviaire bi ñu fiy dégg la Sénégal mel ne ku naan ñu xëy na coronavirus bi teggi na tànkam ndax démb ñetti nit ñu faatu ci mbas mi la ñu dégg waaye am na beneen épidémie bu yot Sénégal mu di feebaru pays bi juróom-ñetti cas pays feeñ nañu ci réew mi ba am ñaari nit ñu ci faatu l'observateur jëlaat kàddu gi duñu leeralal pexe yi état bu Sénégal teg ngir muccal askan wi ci joote épidémie ji leen di yot Soleil national nañu bu dee lu jëm ci feebaru pays bi moom li ñu nar moo di tàmbaliwaat campagne bi ñuy def ngir aar askan wi ci feebaru pays bi fukki fan ak juróom ci weeru février ci la ñu ko fas yéene tàmbali am yéene nag ñàkk lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junniy doomi aadama docteur Ousseynou Badiane mi ñu dénk programme élargi de vaccination moo ko wax ñu wax ci feebaru coronavirus bi ak lu mu jur lu baax ci réew mi journal li quotidien nee nañu bu dee am na moo di bi Covid-19 bi yegsee ci réew mi ak léegi seetlu nañu ne niñ doon fitnaale xale yi ak di leen xorñooñal loolee dafa wàññeeku cas homicide yi fi amoon it gis nañu ne dafa wàññeeku Walf Quotidien nañu Covid-19 bi joote yi mu yokk ci réew mi bokk na ci liggéeykat yi nga xam ne ñu bari ci ñoom fañ doon liggéeyee dañ leen faa dàqe ñi ci gën a lonk gën cee tonk nag journal bi nee nañu mooy liggéeykat yi nekk ci hôtel bi ak ñi nekk ci tourisme bi yéenekaay bi nañu donte état bi tegoon na ay matuwaay ngir taxawu leen waaye seetlu gi moo di matuwaay ya matalewul fépp guerre bu mat sëkk libération nee
nañu moo am ci diggante maître Moussa Diop ak kër ga mu jiite woon di Dakar Dem Dikk ubbil yéenekaay bi maître Moussa Diop ma nga ak ñoom ci yoon ngir bëgg ñu fay ko ay indemnité de départ am waa Dakar Dem Dikk ñoom it contre attaqué ji ba kalaame ji ko ca kanamu président du tribunal léegi nag ñoom ñaari wàlli libération mi ngi ñuy xamal ne convoqué nañu leen juróomi fan ci weeru février kii doyen des 6 convoqué tey ji ci yor gi Source A nee nañu moo di njiital ONC Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye ne ginnaaw ñaari semaine yoo xam ne tëy nañu ko ci kaso bi ndax tuumay joxe xibaar yu wérul moom Boubacar Seye ci jëmi boppam sax dafa wérul feebaru roño di problème de rein la am li amoon ca EBAD mu di école bi ñuy tàggatee bibliothécaire yeeg archiviste yeeg documentaliste yi journal Source A xëy na di ñu ko nittali ba xamal ñu ne dañoo mujj tëj en fia ndax jinne may muuna la ñu ne moo fa jox ba amoon fay étudiants yu doon daanu ay gangri ñu daanu ji ci journal Record waxtaane wàllu tàggat yaram footballkatu Sénégal bii di Krépin Diatta la xëyee Krépin mi ngi xam ne ci xët mu njëkk journal bi ne moom nekkul kuy diirante mbagg ak Sadio Mané. Comptoir commercial de plomberie